Assemblée nationale ak askan bi. Très bien Aïcha professeur dañuy dugg sans plus tarder justement ci ki nga xamante ni moom moo di Binta Ba bu ko defee ñu yër nu wàllu koom-koomu réew mi fuñ ci toll Aïcha Binta Ba ce sera tout de suite pour parler économie. Célébration de la journée nationale de l'élevage. Aïcha Binta Ba on parlera déjà de la célébration de la journée mondiale de l'élevage au Sénégal. junjoon nga ko fi journée boobu moo taxoon ci yenn gox yi ñu bëggoon génne xale yi ñetti fan ba duñu jàngi. fuñ ci mujjee ñoom. mi ngi noonu Asma ginnaaw nag ba nga xamante ne ñi ci war a àddu nañ ci je pense que mesure boobu dellu si waat nañ ci et que élèves fan yi nga xamante ne amal nañ journée nationale de l'élevage mën nañ jàng ci journée boobu sax la ñuy desandi ba tey ndax nag képp ki nga xamante ne xëy na secteur primaire intéressé na la mënoo ci génne benn yoon li nga xamante ne moo di sàmm gi ba tax na par décret présidentiel lañ ko institué benn bés boo xamante ne dañ koy jagleel lépp lu jëm ci wàllum sàmm gi niki samedi nag bés boobu jëmmal nañ ko fële ca Daara Jolof nekk ca Linguère dañuy dem teewlu élément bi bu yembee ñu ànd ci ak Mame Sidi Diop ak tonton Bakary dem dellusiwaat léegi. bis bu ñu jagalee càmm gi di journée nationale de l'élevage 7e édition ñu amal ko ci diwaanu Daara Jolof bokk ci zone sylvopastorale am mbooloo mu takku ci am mboyo mu tar le président Macky Sall jàkkaarloog sàmm yi gannaaw ba mu leen dégloo. mbokk yi balaa may ñëw ci sama discours tey ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci sang bu tedd bi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm population bu Jolof population Njàmbur ak Ferlo di gërëm sàmmkat yi ci réew mi di am mbégte ci di toogaat ak yéen ci bés bii ñu leen jagleel muy journée nationale de l'élevage. président Macky Sall xas ne. bés bi ñu jagleel leen daf ñuy may at mu ne suñu fi tolloo ñu xayma li fi jàll ci at mi weesu ngeen wax ma seeni jafe-jafe dégg naa ci jafe-jafe yi ngeen fi wax vol de bétail mu ngi continuer malgré mesures yi ñu jël muy code pénal ak code de procédure pénale loolu dinaa ci gën a taxaw pour ñu dakkal définitivement le vol de bétail maa ngi woo ñi yor justice ci réew mi muy waa tribunal ñu xool bu baax a baax jafe-jafe yi ñuy indil béykat yi ci wàllu càccum jur gi di woo bu baax a baax force de défense et de sécurité rawatina gendarmerie nationale. njiitu réew mi diggawaat ne. maa ngi jëlaat engagement ci di leen gunge ci càmm gi wax nañu entrepreneuriat investissement ci wàllu mbéy mi ci wàllu càmm gi waa ANIPL maa ngi leen di xamal ni wax naa léegi ministre bi il faut que année 2022 ñu yokk suñu loxo ci subvention nag yi ñuy jëlee bitim réew ñu jëlee ko de 30% à 50% de subvention de la part de l'État pour que fii ak fukki at nag yépp yi juddoo ci loolu fii ci réew mi daañu am une amélioration génétique ngir ñu mën a yokk production laitière ci biir Sénégal am na nag loo xam ne jafe-jafe la muy xeex bi am ci diggante béykat yi ak sàmmkat yi lu doy waar la lu ñu war a arrêté la ci Sénégal ngir ñu dakkal ko faaw ñu xam ne population bi day yokk bu metti at bu ne loolu nag bu amee mbéy mi soxla suuf jur gi di gën a bëri faaw histoire dana yaatu. lu wérte wóor mooy sàmm yi dox ci saaw yi amuñu benn yoon kàddu ci journée de l'élevage boobule. fi ñu daanele kat moo ma jaaxal
mi ngi noonu Mass Ndiaye nekkal ñu fële ca Linguère ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi Asma dégg nga ko dañ naan xaw ma na demoon na bay neex rek buum ba dog. dégg nga xalam demoon na bay neex. voilà justement dégg nga li mu wax yëpp ak fa mu ko daanelee xëy na doy na waa trop Asma ndaxte nee na ña nga xamante ne ñoo yelloo woon kàddu gi nag dëgg-dëgg kenn joxu leen ko mais ña ñu jox ñu wax xëy na mooy ña nga xamante ne jóge nañ ci diwaanu Ndakaaru ñëw xëy na xamuñu secteur bu baax a baax ñoom lañ jox kàddu ñu wax ba tax na nag ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci sàmm gi dëgg-dëgg nag frustration donc lañ fi jëlee mais nag Asma li sabab nag bés bi mooy fexe ñu échanger xool nan la ñuy def ngir mën a ñoŋal li nga xamante ne moo di sàmm bi ba tax na thème bu ren bi entrepreneuriat et les investissements pour un élevage moderne et durable moom lañ ko tuddee président ñëwaat na ci li nga xamante ne mooy bilan bi comme à chaque fois bu ñu tasee li ñu njëkk a def mooy tirer bilan bi xool lan la ñu defoon atum daaw ak itam lan la ñu namm def at mi ñu dënmal mais itam difficulté yi maanaam jafe-jafe yi dañ ci waxtaan bu baax a baax bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ne Asma moom moo sonal boobu le secteur mooy càccum jur gi ginnaaw sax comme ni ko président waxee nga xamante ne code pénal ak code procédure pénale waxoon nañ ci mais ba léegi dafa mel ni mbir mi dafa gën a takkarnaase ba tax na mu ngi ciy woo waa justice rawatina juge ak gendarmerie ñu jàppale leen ci boobule liggéey moom sax nee na dina ci jëlaat ay ndogal yu am solo Asma. C'est important parce que justement su fekkee ni loolu daf leen di déranger mooy sàccum jur mi dafay baax ñu jël ay mesures yu strictes pour justement éradiquer ce facteur mais aussi professeur Danfakha bu fekkee ni da nga wootee ci biir mbooloo dëgg la naam nag problème de timing dafay am assez souvent kon ñëpp mënuñoo wax mais dafay baax nga seppi ci ña fa dajaloo ñëpp même bu dee benn nit la ci ñoom ngir ñu bañ a yëg ak frustration ci seen diggante ak yow je pense que c'est ce manque de justesse la ñuy manqué ci nguur gi et c'est à rectifier justement. ragal rek dañoo ragal. dañoo ragal gars yi kaas mu am gars yi saraan quoi. Aïcha waruñoo ragal lool parce que oto bu ne ci kanam la ñuy. mais gis nga Macron lu ko arrivé. ba dañ ko bëj. c'est-à-dire que président tam ñi nekk protocole ñoom dañu am liggéey bu métti. parce que dañu war a éviter yu mel noonu des imprévus parce que bu amee benn imprévu rek dañuy fàtte lu tax journée bi am. lépp lu ñu wax mooy imprévu boobu wala incident boobu la ñuy wax surtout journalistes yi. mais justement en refusant justement ou on bu fekkee ni calculer nga imprévu bi trop Rokhaya Dia dafay mel ni après da ngay créer beneen cas ci suuf. mooy lii nii nga xamante nit ñi dañuy jotaat frustration. dañuy dem ba jéppi la. dañuy dem ba boo leen wooye dootuñu nangu ñu dajale ak yow dañuy dem ba dootuñu la gëmati te loolu njiitum réew da ko war a bañ du dëgg. Aïcha ñu dem def organisation bu baax rek la laaj. justement am na yoo xamante ne dañ ko war a prévoir. ku ci gën a rafet kàddu nga jël ko ci ñi war a wax. voilà bu ko defee mu sóor lu bëri. lii ma wax ni l'islam a ko wax booy dem ci bërëb ku war a àtte wala ku war a yëkkati kàddu wax niñ ci tànn ku ci gën a rafet kàddu. ku ci gën a rafet kàddu dina sóor lu bëri bu ko defee dina wormaal ki muy waxal kon nag nañuy fexe rek ba ñoom ci seen biir tànneef yi ñu am le bon timing justement décision on va justement voir ces quelques pays pour leur actualité économique et financière. léegi noonu Asma bu ñu fa jógee nag xëy na dañuy jël rek roppalaan dem yërndu feneen lan moo fa xew dañ ci ànd ak Ndeye Khady Diouf moom moo ñu fa demal. dellu si toogub Elimaanu jëwriñ du am benn njeexital ci projet de loi de finance atum 2022 ki xamle lu ni mel mooy jëwriñ ji nga xamante ne moom lañ dénk wàllu finance ak budget di Abdoulaye Daouda Diallo moom nag tontu bi mu jëmale woon ko ci député bi nga xamante ne moo di Marième Soda Ndiaye doon sampub laaj jëmale ci waaw am déet dañuy amalaat coppite ci budget bu 2022 bi gannaaw bu ñu indiwaatee toogub Elimaanu jëwriñ ci réew mi ministre bi gàlloo finance ak budget leeral ci wàllu woowule ne bépp matuwaay daal dinañu ko jël ngir mën a jàmmaarloo ak bépp situation bu bette bu ni mel investissement direct yi këru liggéeyukaay yu Chine yi nekk ci Afrique daal dina rek weesu lu toll ci 47 milliards ci wàllu dollar xayma gi ñu amaloon ko ci njeextalu atuma 2020 bu ñu bàyyee xel benn livre blanc boo xamante ne bureau de l'information bu conseil des affaires d'État bu république populaire bu Chine moo ko publié woon livre blanc boobee ñu duppee la Chine et l'Afrique dans la nouvelle ère daal dinañ ko fësal ñaari fan laata ñuy door juróom-ñetteelu conférence ministérielle bi nga xamante ne dafa tënku ci diggante Chine ak dendu Afrique. mi ngook mu nekk aussi avancé
mi ngi noonu Asma comme ni mu ko waxee rek noonu la comme niñ ko junjoo woon fan yi nga xamante ne moo weesu réew yu Afrique nag ak réew bu Chine amal nañu benn forum benn lël boo xamante ne dañuy toogaat waxtaan ci li nga xamante ne mooy seen wàllum partenariat ci noonu sax laata ñuy démarrer boobule forum am na benn livre blanc boo xamante ne duñ ko publier fësal ci ne 43 milliards de dollars la Chine di injecté en Afrique livre boobu nag Asma bureau de l'information du conseil des affaires d'État et de la République populaire du Chine moom nag moo ko fësal wax ci loolu nga xamante ne ni mooy xaalis bi ñuy injecté file ci continent bu Afrique fi ñu koy jeexalee nag mooy ADD Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xamante ne mooy jëwrin bi ñu dénk wàllum budget ak finance moom nag gannaaw ba mu demee ci pencum ndaw réew mi député boobu di Mariam Soda Ndiaye def ko rek interpellé ci retour poste premier ministre est-ce que du am incidence ci li nga xamante ne mooy budget 2022 bi ñu nam woote waaye nag Abdoulaye Daouda Diallo nee na du am benn incidence boo xamante ne am na ci te loolu sax bu demoon bay am na ay dispositions yoo xamante ne jël nañ ko ba lenn loo xamante ne situation la de ce genre ñu mën ko rek ñu mën ci indi ay saafara Asma. incha allah rabbi cant ngërëm ñeel na la yow mi nga xamante ni ànd nga ak sa équipe dem indil ñu li ñu jukkil ci bésu tey ji am na solo professeur. laaj bi nga xamante ni Mariam Soda moom tamit